doon ca fa ñu ko ber mu toggal ñu xëdd xam naa daañu recevoir plat yi ca kanam am na itam yeneen i bernde yoo xam ne ñu ngi jógee Délice Traiteur dinañ leen won yi muy def ak numéro téléphone am plateau yi xam naa daañu ko recevoir itam dans quelques minutes bu ko defee ñu nit ñu tàmbalee grignoter en attendant ñu jëm xëdd Makumba yegsi na ki nga xam ne itam moo di Momar Ndaw Boisco Sen moom it moo ngi fi laataa ñuy tàmbali waxtaan week ñoom dañuy ibbi ak ki nga xam ne moo di Modou Garas Mbaye mu defal ñu honneur tey ñëw doon gan gi ñu fas yéene àndandoo ak moom ci ay cant ñu ngi lay nuyu di la ziar Serigne Modou am mbégte ni at bu jot rek saa yoo ñëwee ñëpp bég ñu bàyyi la nga nuyoog suñu xarit ci nga xam ne ñoo àndandoo ak ñun bi ñu tàmbalee ak léegi. waa kay salaamaaleykum wa rahmatullah. Alaaji Pape Cheikh ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar di nuyu. di jiital oustaz Mor Thiam di nuyu Mouhamadou Ndiaye bu baax ak sunu doom ji di Adja Corombaar di nuyu baax sëriñ Omar sëriñ Makumba di nuyu Omar Ndaw macha allah maa ngi koy ziyaara bu baax di sant yàlla baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dellu sunu kóolite ak sunu yaakaar ci Seexul Xaddim di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér Mbàkke noonu lañ koy ñaanal sëñ Abou Baraka mi toog jotaay bi Cheikh Mamadou Fadal waaye di ko ñaanal Cheikh Mamadou Mourtada Pape Cheikh bala may jàll rek ma lay wax ni la waajur sëñ Mourtala moom Cheikh Mamadou Fadal soxna su la bëggoon la ba yàlla jëlee na ko fi daaw bi ñuy waaj a màggal muy soxna maam Juma Sey maa ngi lay jotal nuyoo soxna maam Faati Mbàkke doomam ak Cheikh Mamadou Mourtada ak njaboot gi yëpp macha allah bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima yallahu nabiyuna al-mukhtar khayril anbiya alayhi taslima habibi rabbiya nabiyuna al-mukhtar khayril anbiya alayhi taslima habibi rabbiya khotalo kulliyati fil alani wasirri wa wali khad wallani rafa'tu khidmati ila alwasila salla alayhi man ara tafdila rafa'tu khidmati ila ma sanat wali siwana saqa kull man fanat huwa an-nabiy wa rasul wal khalil وهو الأبيب ويكسر الخليل تسليم باخ لا يسال سمدا على النبي ورسول أحمدا أبقى سلامي الكريم سمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم سمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فدر فوق سومي جئت بسا قصيد ساكر لك به وقبل ليخوط فضلك زنت قصيدتي تعي سكورا ولم تصل يا مالكي زكورا أكرمتني إكرام من ما سافعل وكل ما أردته منك نفعل أعددني يا ربي من لدنك سكرنك من فردت عنك باركت لي يا ربي في الغروف وخيرها وجد بالمهروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تبصير والتكريم أعددني ما قلب أنسى كل ما
مدى من الدر موت سلما كافأني من ما له كفنات بما لخير ساق كل من جعد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفوا أحد ناجاني الله مكرم السماد تناجيا بي كفاني كمات وجعل الأكرم أنفع الكرم ودرر بخير رد للسلام أذل كنته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا عي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وتقبل الكلام من على خارج الحروف بما يفوق سن من مهروف لناسم الحروف خلد ربا يا من كفاه الصخرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم الصلاة مسلما على مسعسه القلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مكرم الضيف جارا كان وسارا يا ماهيا عن غدي من قبل أوسارا ناداك بالبر بعد البر خادمكم واليوم قلت له بالله مغتارا أكرمت بخير أمن وتكرمة فعاس عن جملة لسواي الدار عليت سوى رضوان قبل كما عليت بالمنادارين ببرارا بك ناصره لله مرتديا عنكم وقد ناسى أنوارا وأسرارا من سخاء فيسا أبدا غلا وعبا لكم لا يدخل النار نال المنى ما صفى ما بعده قدر من مسر منه عند البارد نارا من سر له كحيز تعد أبدا كما لو خدما يغوى تارا ولا الليل بيحزن منه منصرفا وكل ما فيه در دبا تارا لغيري ينتهي إبليس في أبد كواه ربك تحمينا وقدارا أنت نبي رسول المصطفى مصطفى تفضيل قدارا إني لجارك يا خير الورى بدر عليك سلم من كل لسارا صلى وسلم باخر لا شريك له عليك يا من بي قد سارا لقدم لبتي خديت لي يا ربي ما أوتاني قبل اليوم يوسارا لقدم لبتي خديت لي يا ربي ما أوتاني قبل اليوم يوسارا لقدم لبتي خديت لي يا ربي ما أوتاني قبل اليوم يوسارا
barke Cheikhul Khadim. macha allah jërëjëf Modou Garas Mbaye te pourtant loolu ab nuyoo la rek boo ibbee tey li ma wax démb Oustaz yi fi ne laay waxaat Oustaz Mor Thiam sunu borom daf ñoo beral loxo baaxee ñu ay wàllu yoo xamee ni macha allah ñu tëdd fi ku yabu rek di sukkandiku ci yi ñu fi bàyyi. waaw Pape Cheikh dëgg la ku yabu rek di taasu ci seen barke. ok xam nga réew ku la gën mag moo la gën. réew bu la gën yi mag moo la gën Makka soo gisee ñu leen di tiitaroo ba léegi mag ñaa tax parce que rasulullah yee tax sallallahu alayhi wa sallam te ñun fii yàlla dafa ñuy defal suñu réew yàlla defal ñu ay montagne ci réew mi soo demee Bawol soo demee Kajoor soo demee Saalum foofu fu nekk rek yàlla samp na fa benn montagne boo xamante ni bii boo ci wéeroo rek da nga mën a jëriñu moo tax am nañu yu ñu mën a sagoo am nañu yu mën a suturlu am na yu mën a tiitaroo waaye nag li bon mooy ñu am leen ba noppi suñu bët jéggi leen ñu jàpp ne ñeneen ñoo am li gën li ñu am loolu rek mooy suñu gerte mooy suñu gàcce moo tax boo amee maam boo xamante ni bii booy foy bu nga ko yóbbu wane ko nañu jàpp suñu maam yi rek bu ñuy foy yóbbu ne suñuy maam a ngi te bu boobaa dana neex a wane parce que suñu maam yi ñaawuñu ci jukko ñaawuñu ci xam-xam ñaawuñu ci diine ñaawuñu seen diggante ak seen borom ñaawuñu seen diggante ak seen yeneen kon mën nañu leen a yóbbu bu ñuy foy ñun ndaw ñi yóbbu leen ne leen suñuy maam a ngi te suñu maam yi neex nañoo wane nag wallaay dañoo neex a wane macha allah moo tax fu ñu leen dee tudd rek xol yëpp day sedd pareegu ñook Modou Garas Mbaye bu leen fàtte ni ndimbal yaa ngi tege ñu ngi leen di xaar ku dugg rek mën na cee am en attendant ñu dem ci beneen studio bi fekk fa alaaji Makumba Bey Makumba ñu ngi lay nuyu di la ziar am mbégte lool ci teewaay bi tey ci quartier général baat bi fu nu ko déggee bég ci rajo Futur Média bëri nga ay fans club ci façon bi ngay présenter journal man façon boobu daf maa doy ba nga xamee ni yaa ma gënal Anna Rocha mi nga xamee ni bu dee làkk wolof kenn xamoon lu muy làkk ñu ngi leen di wax bonjour di leen gërëm ci fidélité bi ak RFM waaye yow boo ko dee wax dina leer dina doon wolofu kaw-kaw. mais bala maa nuyoo nag ma tontul Anna ndax sama jigéen la mais xam nga ku juddoo fa mu juddoo man ci lim man jàmbaar dëgg nga ci. waa dëgg la it ma lay nuyu Pape di nuyu ñi ñu àndal ñëpp ci jotaay bi Coro Soxna Yacine Mamadou ak Oustaz ak sëñ Modou. di sant sëñ Modou bu baax a baax ci bayit yi mu fi jot a yëkkati. macha allah. sar ci jàll ba Touba fàttaliku ñi nga xam tey jii lañ waroon a màggalu sëñ Soyebu yàlla def tolluwaayu jamono mayewu ko. nuyu kilifa ga sëñ Muntaxa nuyu kilifa diine yi ci réew mi yëpp. nuyu sëñ Momar mi nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ nekkal fii te ñoom du ñu feeñ te lépp ñooma. xaar xam naa ci kanam tuuti incha allah ñu tàbbi ci waxtaan wi. mu ngoog ñu nuyu itam gan gi di Momar Ndaw di suñu wayjur di suñu xarit ñu ràññee ko lool depuis très longtemps ci wàllu consommation ñu am mbégte lool ci disponibilité bi ñu ngi lay nuyu di la ziar président. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu waa TFM yëpp di leen baalu ak di leen jégalu ci weeru koor gi. di ñaan vraiment lépp nekk jàmm mbas mi ñu génn ci ak jàmm maa ngi nuyu itam ñiy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. mu ngoog defe naa war nañu mën a tàmbali man dinaa desandi fii balaa ma leen di fekki foofu Makumba ci faram-fàcce gi ci sujet yi nga xam ne ni préparé nañu ko mais d'abord dañuy ibbi waxtaan wi ak Momar Ndaw defe naa Makumba wàllu consommation dafa am solo ci période bi la nga xam ne ni ñëpp a tiit ci li ñuy jëfandikoo ci biir kër yi diggante courant bi ndox bi dund bi am nay njàqare yoo xam ne ni judd na bi crise bi tàmbaleeg léegi fii ci Sénégal. mais dama bëggoon avec votre permission ñu commencé ci mbiri actif mooy président bi Famara Ibrahima Cissé tey jii commissariat lay fanaani moom ñi nga xam ne nag ñoom ñoo bokk ci banques yi ak institutions financières yi ñooñu lay xeexal ñu jàpp ko trouble à l'ordre public la ñu wax ni moom la doon def li muy ñaan mooy comme jamono neexul activité économique lu bëri fi mu ne nii yàqu na ñu may leen diirub ñetti weer yoo xamante ne nii ñoom dinañ ci mën a riccantikuwaat doog a mën a dem di fay bor yi nga xam ne engagé wu woon nañ ci ba pare bon ba tey ci consommation bi la tool bi dafa yaatu kenn ku nekk yaa ngi ci benn pàcc mais noo gisee déjà moom le fait que ñu interpellé ko ci loolu. waaw jërëjëf dafa nekk loo xam ne lu métti la parce que koo xam ne da ngaa jóg ne da ngay xeexal ñi toog seen kër lu métti la ndax bañ ko jàppee kenn fekk ko fa. man maa ko fa fekk ndax man biñ ko jàppee c'est la deuxième fois yu ñu koy jàpp man may intervenir ñu koy bàyyi. tey bi mu demee BHS ba joteek ñoom bañ ne trouble à l'ordre public biñ ko arrêté dama wax ak directeur BHS ba ñoom ñu retirer seen plainte en tant que BHS ñu ñëw foofu ñu ne dafa def trouble à l'ordre public
ma dem commissariat di ko jëli fekk ko fa mook Diallo mi nga xam ne ñoom lañ jàppandoo dugg ci biir wax ak commissaire bi mu ne waaye procureur daf ne jégal nañ ko ci affaire trouble à l'ordre public mais fekkoon na mu am beneen plainte boo xam ne bu nekkoon dik kon il faut ñu jàllale ko dik ngir plainte boobu. beneen plainte boobu lan la woon. bon leeragul nag si xawma ban dossier la. mais am na ñuy wax naan plainte APBF la woon association des professionnels de banque. et des établissements financiers am na yeneen mais man amaguma ci. détail plainte bu tax ñu jàllale ko dik mais li taxoon ñu jàpp ko premièrement ndax BHS la demoon jote fa ak ñoom boobu lañ tuddee woon trouble à l'ordre public moo taxoon ñu jàpp ko yóbbu ko commissariat Médina. wax naa ci ak directeur u BHS ba moom nee na ma ngir yow génne na ñun suñ plainte. waaye fekkoon na am beneen plainte bu jiitu woon boo xam ne dig lañ ko plainte woon mais gars yi toppuñ ko woon léegi nag bi nga xamee ne xam nga bu police defee seen liggéey ba pare dañuy au procureur ne ko ñun lii lañ def ba pare procureur moo ne léegi il faut ngeen jàllale ko dig mu tontu ci plainte bi nga xam ne moom moo ko fa fekkoon bu bokkul ak plainte tey donc loolu tax ñu jàllale ko mais man lépp lu ma mën maa ngi koy def mais pour ñu jégal ko ci wàllu li ko tax a jóg li muy xeex maanaam différé bor yi ba jëmmi jamono neex ñooñu mën a fay waxtaan woo ci ak DG bi. waaw loolu loo xam ne la ñun ñu ngi koy suivre man maa ngi koy suivre personnellement depuis très longtemps ak ñi nga xam ne ñooy acteurs yi notamment ñi nga xam ne mooy association des professionnels de banque aussi ak observatoire de la qualité des services financiers li nga xam ne moo ci nekk mais dafa am benn loo xam ne moom la banque centrale def xam nga tey jii banque centrale Sénégal moomu ko Sénégal da ko bokk ak juróom-ñetti pays. donc Sénégal mënuñoo wax banque centrale defal lii kese pour Sénégal banque centrale lu muy def da koy def pour réew yëpp. mais xam nga banque bu fekkee ne yow da ngaa am bor soo toogee fayoo ko sax. su ko banque bi signalé wul banque centrale da koy attaqué. léegi nag su fekkee ne dañuy toog ñetti weer duñ fay banque bi li muy perte banque centrale moo ko yenu lebal leen ko en attendant mais banque centrale dafa wax ne man dama génnee ay milliards yoo xam ne pour juróom-ñetti réew la comme pour juróom-ñetti réew la mënul régler problème réew bu ne comme li ma yor doyul ñi nga xam ne ñoom ñoo impacté directement mooy ñi nga xam ne ci seen compte bopp lañ nekk ñi nga xam ne ci ay entreprise privée lañ nekk yu am jafe-jafe ñooñu ñëpp nañ leen may ñu mun a am 3 mois yoo xam ne dañ leen di wax bu leen fay seen échéance mais ñi nga xam ne ay fonctionnaires lañ nga xam ne seen salaire mi ngi ñëw chaque jour ñooñu boolewuñ leen ci parce que xaalis bi muy laaj banque centrale génnewu ko pour mu mun a daj réew yëpp loolu moo tax banque centrale li nga xam ne moom la leen orienté mooy ñi nga xam ne ñoo am jafe-jafe directement ak ñi nga xam ne nekkuñ ay salariés léegi nag moom dafa wax ne dañ ko war a généraliser mais moom lu mu fàttee mooy su dégloo communiqué du conseil des ministres bu ñu def nga xam ne ci la président di waxee affaire président def ne maa ngi demandé joxe instruction ñi nga xam ne ñoom ñooy ministère des finances observatoire de la qualité des services et cetera pour que ñu waxtaan xool modalité yi mais ça veut pas dire que loi la pour que li nga xamante ne bii moom mooy képp koo xam ne ku demandé wul ñu defal la recul d'échéance yi parce que bu fekkee ne tey jii yow fonctionnaire nga ñu defal la recul d'échéance yi ça veut pas dire que doo fay de mooy ne dañ koy dàq 3 mois mais bu sa crédit bi di jeex banque bi sax mun na xëy na la 3 mois yi ma la toojaloon da nga koy fay léegi te day métti kon ci yow kon nekkut loo xam ne lu ñu leen di baal la mais lu ñu leen di ajandil la kon koo xam ne sa salaire mi ngi ñëw normal vraiment bokkoo ci maintenant que benn client banque am jafe-jafe ak crédit am ñëw seet si banque bi waxtaan ak moom banque mun na ko trouver solution mais du nekk loo xam ne lu ñuy généraliser la loolu nag bokk na ci jafe-jafe interprétation bi nga xam ne moo am entre ni ACSIF posé débat bi ak ni ko banque centrale réglé parce que banque yi li banque centrale nekk seen ginnaaw di leen lebal période bi nga xamante ne bii dañuy wax ne duñ jël yow sa kii moo tax banques yi mun a def loolu kon ñoom mënuñu tënku li may ci leneen banque centrale préparé comme enveloppe financière loolu mooy jafe-jafe bi. mais kon banque centrale déggoon ak ñoom ci léegi
ñu génn ci salariés yi te ñeneen ñi nga xam ne. non pas salariés yi fonctionnaires yi. parce que yeneen salariés yi xam nga par exemple bu dee da nga am entreprise boo xam ne mettons ngay liggéey ci école privée xam nga école privée yi am nañ problème. ñooñu bokk nañ mais fonctionnaires yi nga xam ne ñoom seen salaire mi ngi continuer di ñëw lañ ñu wax ne boole wuñ leen. donc loolu bokk na ci incompréhension bi nga xam ne moo am diggante ACSIF ak association des professionnels des banques et établissements financiers. ok Pape ma dem wala. ñu wéy kon ñu tàbbi ci ñaareelu sujet bi. mooy courant bi ak ndox mi. yaakaar naa yow yaay ki njëkkoon a def proposition yi. nañ totalee facture yëpp ñu baale ko muy ndox di courant dolli woon nga ci sax. location bi. mais location bi président mujj ko ci woon dolli. waaw courant bi mooy fi mu ne nii bi nga xam ne moo ci ëpp ay jafe-jafe ci ni ñu koy fayee parce que. bokkut ak ndox mi dañu ni ñëpp lay laal. kenn ku nekk danañ la baal nangam. mais bu ñuy commencé ci courant bi. fi mu ne nii est-ce que mën ngaa expliquer ki nga xam ne fayoon na ay facture am ba pare wala fayagul woon ay facture am lan mooy procédure yi mu war a def. très bien xam nga président ñun bi ñu ko demandé dañ ne ko na faar facture moo xam courant moo xam ndox ak ñaari weeri location ndax dañ jàpp ne yooyu mooy yi xoj sénégalais yi nga xam ne bu ñu leen ko teggilee ñu mën a noyyee. effectivement c'est vrai que aide alimentaire am na mais am na ñoo xam ne duñ leen boole ci aide alimentaire bi te ñoom am nañ jafe-jafe. moo taxoon ma ne woon nañ def loolu bu ko defee même entreprise yi ndax maanaam saafara su jur jàngoro. nga lijjanti mbas mi mu jógee fi Sénégal rëppee lu baaxul kon il faut que entreprise dox ngir xaalis bi koom gi di mën a dox. looloo taxoon ñu ñaan ko loolu bi ñaanee loolu nag ci li nga xam ne moom mooy ndox mi li ñu wax mooy képp koo xam ne 20 mètres cubes yi consommé nga ko dañ koy dindi ci yow. à peu près 4040 francs la CFA. yoo xam ne dañ koy teggi ci yow su ko defee li ci des nga fay ko su fekkee yow sa facture matul loolu doo fay dara su ko sa facture rombee ñu dindi loolu li ci des nga fay ko donc ñaari situation mooy am koo xam ne facture am bi mu ko jotee fekkul ñu calculer loolu kooku SDE nee na dafay fay mais facture am bii ñëw dinañ ko ci dindil automatiquement 4040 francs CFA dañ koy bind sax boo gisee facture yi ñëw léegi kenn ku nekk soo jotee sa facture bind nañ ci ne dindi nañ la l'équivalent de la tranche sociale. léegi nag pour li nga xam ne mooy courant bi foofu la jeexi jaaxa amee parce que ministre bi yore xaalis bi ak ministre bi yore énergie li ñu wax bokkut ministre bi yore xaalis bi muy Amadou Hott ci nga xam ne moo nekk ci ministère bi nga xam ne moom ministère xaalis la moom bañ ko laajee lu mu wax mooy comme SDE loolu la ñu waroon a def. bi maanaa tey jii tranche sociale bi soo ko dépassé li nga ko dépassé ngay fay waaye li tolloog tranche sociale bi dañ koy dindi ci yow tranche sociale bi mooy 250 kWh mooy première tranche bu 150 kWh ak deuxième tranche bu 150 ba 250 muy 100 kWh loolu mooy 250 kWh yi mi ngi xayma boo ko xaymaa mi toll après ci 25 543 francs CFA yoo xam ni su ko sa facture tollee dañ lay baal mais li nga xam ne moom lañ appliqué mooy su sa facture demee 1000 francs plus cher maanaam. 1 kilowattheure plus que 250. da ngay fay totalement. mais problème bi mooy gis nga am na ñoo xam ne tey ji seen facture dem na ba 100000 fekk nekkuñ ñu am doole mais dañoo njaboot. donc ñi nga xam ne ñoo nekk am facture 30000 dañoo am jafe-jafe comme ñi am facture 25000 kon boo ne borom facture 25000 yi laay jël en charge bàyyi borom 30000 yi. vraiment day indi jiixa jaaxa ndax ñun li ñu proposé woon mooy ku am facture boo xam ne dafa toll après ci 25000 doo fay dara bu dee dem na 30000 nga fay 5000 yi nga xam ne moo ci topp. bu dee sa facture dem na 100000 ñu dindil la li toll ak première tranche mooy après 25000 donc loolu bokk na si li ñu proposé woon te niñ ko defee bokkul ak li nga xam ne mooy jafe-jafe parce que problème sérieux moo am ci. mbiru facture yi ndax ñi néew doole ñu bari ñi ngi ci situation boobu te ñooñu néewee doole jëluñ ko en considération beneen mooy location bi xam ngeen ne agence nationale de la statistique mi xayma kër yi moom bi mu defee enquête am dafa gis ne entre 37 ba 47% wu sa revenu moom ngay dugal ci location mu nekk donc lu 10 te location bi gis nañ ne boo calculer xaymaa nga kenn fay location à peu près 10 milliards la par mois. kon tey bu ñu ne woon. Dakar kese wala Sénégal yëpp. Sénégal boo calculer à peu près donc léegi 10 milliards mooy kenn fayul entreprise yi fay ñiy def fay location ñëpp kenn fayul
kon ci budget 1000 milliards lu mun a ne la même buñ ne sax bon entreprise yu mag yi dindi nañ leen mais ñuy def entreprise yi digg doomu yi parce que ku mel ni kuy def salon de coiffure xam nga liggéeyatoo. ndax mënatoo ndax distance yi mënatoo ko respecté. ñi nga xam ne dañuy def transport diggante région dawalatuñ parce que ay nañ leen donc ñoo ñëpp ay entreprise la ñu yore donc ñoo ñëpp mun nañ xool nu ñu leen waroon a mun a aménager ñu bokk ci parce que gis nga bu ñu leen teggiloon location te loolu demande sociale la parce que population yi ba léegi chaque jour ñu ngi laaj di ñaan pour nan lañ mën a def pour que vraiment état bi nangu loolu te loolu buñ ko defoon dina tax ñu bari noyyiwaat parce que xam nga lu tax entreprise bi su fekkee dimbale nañ la ci location bi dimbale la ci courant bi xam nga tey ji état nee na dina jël 200 milliards pour être ñi nga xam ne entreprise yi nga xam ne elles sont directement impactées dina ji wala 100 milliards tamit dolli ci pour ñi nga xam ne indirectement la imaginez location bi nekk 20 milliards foofu yaa ngi ci 300 milliards xam nga plus courant bi facilement day ëmb lu bare te location bi avantage bi lii la xam nga tey ji jafe-jafe bi nga xam ne moo tax parce que tey affaire bi yéex léegi sax état dafay wax naan waaw mais ni ñu koy defee est-ce que du compliqué est-ce que nangam non c'est simple am na ay borom kër yoo xam ne ñi ngi jaar yoon maanaam enregistré wu nañu impôt et domaine ñi ngi fay normalement affaire yeeg yooyu defar ay facture ngay fay normal ñu defal reçu et tout ñooñu du poser problème am na bailleur yoo xam ne enregistré wuñ impôt et domaine duñ joxe facture duñ joxe reçu et cetera respecté wuñ dara ñi nga xam ne ñooñu ci situation boobu lañ nekk dañuy def commission comme ni commission bi ñu def nii pour distribution des vivres mu nekk commission de quartier bi mun nañ xam kii mi ngi lu ko loué ñu xam ne mi ngi fay 20 000 ñu vérifier yooyu yëpp mu ok ñu defal ko li nga xam ne mooy papier bu wane ne ñun commission attesté nañ ne lii dëgg la que mu ngi fay 20 000 francs location ñu defal ko benn papier bi ñetti exemplaire lay doon benn exemplaire bi ñu jox ko bailleur bi benn bi ñoom ñu garder ko seen archive benn bi ñu jox ko impôt et domaine su ko defee bailleur bi day dem impôt et domaine su ñëwee impôt et domaine indi feuille bi impôt et domaine vérifier souche bi parce que xam nañ ndax lii vrai la wala déet ndax bu vrai bi commission bi jox na ko su ok ñu ne ko léegi dañ lay inscrire buñ ko inscrire avantage bi mooy kooku dina fay impôt parce que ñi nga xam ne ay bailleur lañ dañoo war a fay impôt te actuellement li tax impôt yu diis mooy ñiy fay tuuti la te képp koo xam ne yaa ngi liggéey xaalis da ngaa war a fay impôt ngir participer ci développement. te bëri sax ñu déclaré wul. voilà léegi nag su ko defee ñooñu ñëpp dañ leen di identifier pour que ñu rembourser la il faut que nga bindu su ko defee prochaine fois di nga fay impôt. léegi nag situation bi affaire bi day régler ñetti cas dina régler consommateur ndax dina mën a nooyi bailleur bi dina ko arranger parce que su fekkee ne état deful dara croiser les bras bailleur yi dañuy am problème lu tax parce que nit ñi jafe-jafe yi suñ ko amee duñ mën a fay location normale donc bailleur yi dinañ perdre seen xaalis. parce que gars yi duñu leen mën a fay normalement. boole ci rax ci dolli am benn mesure bu wax ne léegi kenn du génne kenn kon bailleurs yi dañuy suux ñoom it. tandis que buñ ko defee bailleurs yi dinañ jot seen xaalis parce que état dina leen fay. état dina identifier képp koo xam ne da ngaa war a fay impôt te daawoo fay impôt ngay fay impôt normalement. donc état day gagné bailleur bi day gagné ki nga xamante ne bi moom mooy. consommateur bi aussi day gagné. parce que problème bi ci ñaari parti yëpp la. kii luwe ak ki moom kër gi. merci kii luwe dinañ ko dimbale parce que. dafa frais tabax këram poids bu rëy la léegi kii frais tabax këram état mooy koy fay à la place. parce que tey ji bu état deful dara yow léegi nga sa kër def si sa xaalis di xaar mu dugg. wala nga yaakaar ko pour régler ay problème waa ji am jafe-jafe. parce que bu doon liggéey transport bi ñu ne arrêté xotul wala da doon jaay loo xam ne arrêté nañ ko ci marché la doon jaay tëj nañ marché ba wala ci wetu école la doon jaay tëj nañ ko et cetera. wala ku doon jaay ginaar la parce que ñiy jaay ginaar am nañ problème sérieux parce que kenn jëndatul ginaar ndax xew amatul. bernde amatul dara amatul donc ñooñu jëpp nga am jafe-jafe mais léegi boo amee jafe-jafe revenu boobu nga daan fayee location. mais soo fayul léegi bailleur bi ci boppam mooy am jafe-jafe. léegi nag idée bi mooy nan lañ mën a def ba bailleur bi du am jafe-jafe mooy état ne waaw man maay fay su état ne man maay fay bailleur bi problème am réglé mais état bi problème am dina réglé parce que ñi nga xam ne ñoo ko rëccoon daawuñu fay impôt dinañ fay impôt consommateur bi tamit day gagné donc ñëpp a ciy gagné. mais bu ñu jël suwaatee ci courant bi ñi nga xam ne ñoom. facture woyofal lañ yor. waaw dañuy chargé par mois wala lu leen seen doole may. ñooñu seen problème nan lañ koy réglé. waaw léegi li nga xamante ne bi moom moo ci nekk mooy lu correspondre ak tranche sociale bi da ngay dem Sénélec
da lay dugalal benn code da lay jox benn code boo xam boo ko dugalee. nga am li nga xamante ne bi moo correspondre ak consommation transsociale. boo soxlaa sa xaalis laaj ne jox leen ma sama xaalis bi. waaw dañ la koy dugal code parce que du xaalis quoi. waaw code la boo xam ne waaw parce que courant lañ la mayuñ la xaalis. comme courant lañ la mayuñ la xaalis donc yow code bi ñu lay jox soo ko dugalee sa kii day recharger sa crédit Woyofal day recharger. kon ñi am carte Woyofal ñëppay tolloole lu ñu leen dugalal wala. bon normalement dañ wax ne tranche sociale la donc ki nga xam ne moom moo nekk ci tranche sociale bi. lépp lañ ko war a defal. ki nga xam ne li muy consommé matul loolu peut-être duñ ko defal loolu. moo tax boo xoolee Sénégal dafa wax un minimum de maanaam selon li gars yi di consommé. donc ndimbal li du pour ñëpp. non. kay ndimbal li pour ñëpp la. non bu dee courant bi kay du pour ñëpp. du pour ñëpp kay. non maanaam li ma bëgg a expliquer mooy pour Woyofal bi ndimbal bi pour ñi nga xam ne dañuy wax tranche sociale maanaam. ñi nga xam ne dañuy consommé moins de 250 kilowattheure la. maanaam ñi nga xam ne seen facture boo ko xaymaa ci xaalis ay 25000 lay toll. su fekkee sa facture loolu la doo fay dara jëm suuf. bu dee nag lu plus. bu ci tegee plus 1 kilowattheure da ngay fay totalement. mayuñ la dara. waaw mayuñ la dara ñun loolu moo tax ma ni ndimbal li kay du pour ñëpp. du pour ñëpp ndax xam na ci ñoo xamante ni seen facture dina ëpp juróomi junni. waaye sutura rek la ñuy dundee. exactement loolu laay expliqué. sutura rek la ñuy parce que am na ñoo xam ne seen facture dina dem ba 100000. fekk ñu néew doole lañ. mais dañoo njaboot. comprendre nga wax bi. donc léegi ce qui fait que su fekkee ne ñooñu noonu boolewuñ leen dafay métti. mais xanaa gouvernement du leen déglu ndax booba tey maa ngi dégg ngay joxe ci rajo yi ci télé yi. ay solution ay possibilité ay xayma ay prix ay lim. mais dafa am impression xanaa gouvernement du leen déglu. non gouvernement mi ngi ñuy déglu waaye dafa déglu am matière. parce que bi ñu waxee loolu ne nañ jël en charge facture yi ci lañ ko jël en charge. d'accord waaye ci jëlin en charge bi dafa am réeroo parce que ñun li ñu waxoon mooy képp koo xam ne da ngay jël courant. doo fay dara loolu lay ñaanoon état. bon état ne léegi maye naa tranche sociale. kon ku dépassé tranche sociale rek kese lañ la waroon a may nga fay li ci des. ndax ministre hôte loolu la waxoon sax moom it. bañ ko interviewé ci RTS loolu la wax. léegi nag mais li nga xam ne moom lañ appliqué Sénégal li mu appliqué. mooy ne koo xam ne romb nga doo am dara. te ñi romb ñëpp nekkuñ ñu am doole. kon mënoon nañ wax ne sax peut-être koo xam ne ba sa facture dem na ba 200000 exemple. war nañ laa jël en charge xam nga lu tax ma ne 200000. parce que da nga ciy war a compter waale ñi nga xam ne ay salon de coiffure ay petites PME yi nga xam ne dañuy am problème sérieux après. fi ñoom ñëpp am problème. te duñu am lu ndimbal bi. du ñëw ci ñoom. kon looloo taxoon man calculer woon naa yooyu yëpp pour que ñooñu ñëpp duñu leen bàyyi ginnaaw. mais xam nga bu fekkee ne bon wax nga dara état d'accord tamit état tam ay nit la yoo xam ne am na ñoo xam ne dañuy wax ñoom it da ngay wax ñoom it ñu wax ci affaire bi donc application bi nekkul totalement comme ñun niñ ko demandé woon. mais booy xool li ñu waxoon def nañ ko jël nañ en charge li nga xam ne mooy ndox mi jël nañ en charge courant bi mais ba tey am na yenn yoo xam ne yu des. ndax tey ji boo xoolee ndox mi dañ prévoiroon li ñuy wax ñi nekk ci àll bi. si comprendre bëggoon naa cee ñëw waaw. voilà mais léegi ñi nekk ci àll bi problème bi ñu am mooy dañoo wax ne waaw ñooñu ñi leen di gérer. melul ni comme société bu organisée ay Asifor la ak ay kii te ñëpp bokkuñ ni ñu leen di gérer. loolu tax ñoom ñu ne xamuñ ñaata la mais am na 3 milliards yoo xam ne yu ñu leen waroon a jagleel. mais 3 milliards yi ministre bi mu ñëwee keroog ci conférence de presse bi ñu ko waxee dañu ay investissement lañ koy def. waaw investissement boo ko dee def ñan ngay tànn bàyyi. voilà parce que ñëpp a ci am droit. exactement donc loolu moo tax actuellement. jafe-jafe boobu am na. bon beneen bi tam mooy affaire courant bi. xam nga ni li nga xam ne moo jaadu. mooy li tubaab bi wax toute chose égale par ailleurs les citoyens doivent être dans les mêmes conditions. maanaam tey jii ku dëkk ci kaw gi ak ku dëkk ci biir taax yëpp. même acte nga war a am en tant que citoyen. ñoom ñëpp citoyen kon ñoom war nañoo aussi am li nga xam ne moom mooy teggi boo xam ne teggi nañ pour dimbali leen. ci li nga xamante ne bi moom mooy courant bi. ak ndox mi. je pense que bu ñu descendee Macoumba ci courant bi ak ndox bi Mamadou Ndiaye am na gëstu boo ci defoon li ma wax Momar Ndaw rek ni dafa am partie boo xam ne ni ñoo ci mën profito ak partie boo xam ne ni mënuñ cee am muy ndimbal bi jëm ci facture courant bi ak ndox bi. voilà loolu la demee Pape Cheikh gannaaw
bi président de la république rek le 3 avril daal di génnee bi muy def message à la nation daal di joxe lim bi 15,5 milliards de francs CFA teg ci table bi ngir jàppale ko yenn ménages yi mën nañ ko toll ci plus de 9000 et quelques ménages yoo nga xamante ni fas yéene ko jàppale ngir dimbali leen ci mbirum facture ndox mi ak courant bi loolu nag def nañ ci ab gëstu mën nañ ko seetaan te ñëwaat. li nag nekk ay dogal yu am solo ngir mun a xeex li nga xamante ni moo di Covid 19 lu toll ci 957 522 ménages ñoom nag dinañ jariñu ci lu toll ci ñaari weer yoo xamante ni nguur gi moo leen fayal seeni facture loole nag jëwriñ gi ñu dénk wàllum courant bi moo ko xamle. dugg ñetteelu tranche bi nag wax dëgg yàlla di fay 100 000 ak lu topp yow bokkoo ci lii parce que duñu xool ñu gën ñu néew doole ci askan bi ñooñu le président de la république wax ñooñu lay dimbali ñooñu am na ñi nga xam ne ñu ci ëpp ñu ngi ci première tranche bi ñu koy wax tranche sociale maanaam lu ñuy consommer du weesu ñaar téeméer ak juróom fukki kilowatt heure ñooñu ñoo ci bokk. am na ñuy dugg ba deuxième tranche mais comme jàll nañ ci première tranche bi jëm deuxième tranche kenn mënu leen baal deuxième tranche mais lu ñu jot leen laal ci première tranche bi mu toll ak 250 kilowatt heure yu loolu aussi duñ leen koy baal bokk na ci 15 milliards yu état bi di jël en charge su ñuy wax baal loolu lay tekkiwul ni kenn du fay dara day tekki ni da nga waroon fayoo état bi mooy fay c'est sa place. tey mesure bi commencé na maanaam ki nga xam ni sa facture fayagoo ko woon mën nga ci bénéficier wu ku fay ba pare daan la delloo bi mooy duñ la fay defal ci Senelec ci sa compte lu tolloog njëg montant boobu nga xam ne soo ñëwee di fayaat da nga koy wàññi ci sa facture ñu nekk ñu woyofal nag comme kenn mënu leen defal loolu duñ leen di créditer directement ci seen compte. mbir mi nag du yem foofu ndax ñi nga xamante ni si ñoo abonné ci Sen'Eau te ñu jot a fay seeni facture ñoom dinañ am lu ñuy duppee avoir loolee boo ko xaymaa lu toll ci 720 000 ménages. ñoom dinañ ci jariñu. pour deuxième groupe boobu nga xam ne suba la ñuy commencer def relevé yi maanaam juróom-ñaari fan ci mois d'avril facture yu génn fekk fin avril début mai pour ñoom ñu fay ko ñooñu ci seen facture danañ ci mën a defal li ñuy wax avoir maanaam suñu seetee lim bi nga war a fay lim méngoo ak li ñuy wax ñaar fukki mètre cube muy ñaar fukki junniy litre loolu danañ ko dindi ci facture bi nga gis ko pour ñi nga xam ne suba la ñuy commencer def relevé yi. ñooñu danañ ko ci mën a dindi ci seen facture danañ ko gis donc lii koo xam ne kii da ngaa passé 20 mètres cubes. suñu économie du rëppeelu loolu moo tax ba léegi ñun ñu ngi continuer di joxe ay arguments di joxe ay éléments di relancer waat pour que li nga xam ne mooy location bi ñu jël ko en charge pour que li nga xamante ne bii moom moo jëm ci courant bi ñu fexe ba jël ci en charge ñi nga xam ne ñoom lañ bàyyi ginnaaw parce que am na ñoo xam ne da ngay gis ku am facture 35000 ñu ne la da ngay fay totalement te 35000 ak 25000 benn la daanaka. donc loolu ñu ngi ci liggéey. ñu ngi liggéey tam ci li nga xam ne xam nga am na yenn ay jafe-jafe yu am parce que boo xoolee commencement bi nga xam ne bañ waxee rek ne nit ñi nañ raxasu automatiquement rek nit ñi dañ jubal ci gel yi commencé ko utiliser gars yi yokk prix yi. ñun ñu ne. gel yi nañ gérer prix bi parce que soo ko defulee n'importe comment la ñuy yokk prix yi. ba tax na état jël arrêté wax prix gel yi warul romb temps. ñu ne aussi gel yi dafa war a respecter norme parce que xam nga gel bi su fekkee ne da nga ko war a utiliser pour set. pour mu rey microbe yi. ñu jox la gel boo xam ne foo la wala respecté wul norme yi da ngay foog ne aar nga sa bopp fekk aaroo sa bopp. looloo tax ñu ne aussi nañ def norme ci gel yi norme boobu nag génn gut ba tey. defaguñ ko ñu wax tamit ñu ne masque yi aussi ak yooyu yëpp prix la yoo xam ne dañ ko war a protéger. lu tax ñu war ko protéger parce que lu ñu soxla la ñëpp soxlandoo ko waruñ fixer prix yi n'importe comment. donc masque yi ñu defoon benn arrêté pour ni ñu koy defaree pour que mu gën a sell ndax tamit xamoo ci yan condition lañ defaree masque yi. su fekkee mais dellu nañ ci ginnaaw. waaw mais dellu nañ ci ginnaaw. loo xam ne la aussi pour ñun jàpp nañ ne waruñ ci woon dellu ginnaaw ndax lu am solo la. dañ leen waroon a accompagner. maanaam accompagnement bi mais est-ce que accompagnement xaj na fi. waaw pour ñu mën a respecter normes yi tailleur bi nga xam ne moom xamul luy norme mosu ko dégg. waaw le temps que ngay dem ci moom ba koy expliquer ba mu koy mën a respecter est-ce que duñ bàyyi rek muy génn en attendant. non accompagnement bi nii la. li nga xam ne mooy masque yooyu masque barrière yooyu. am na loo xam ne moom lañ tëral mooy tëralin yi ñu wax ne ci conditions yi lañ ko war a defaree. au moins accompagnement numéro 1 mooy ñu sensibiliser leen xam nga sensibiliser mooy ñu expliquer na nii nga ko war a defee nii la war a sellee pour éviter li nga xam ne mooy jafe-jafe yi
xam nga tey jii da ngay gis koy jënd masque. léegi sax comment gars yi commencé nañ am na masque yoo xam ne dañ koy dugal ci plastique. tepp yi essayé. nooy ci biir non bi jotuma tegaat xam nga tam boo xam nga loolu jafe-jafe ñett waaw comme loolu donc il faut que sensibiliser il faut que sensibilisation bi ñu boole ci ñëpp pour que tamit loolu mun a jur dara mais déjà le fait que sénégalais yi commencé takk masque rek lu am solo la ndax masque barrière yi première chose mooy fexe ba yow doo sànni say say lor ci mu laal ñeneen. mais am na ay jafe-jafe yu am xoolal mburu mi par exemple jafe-jafe la. parce que bu fekkee ne dañ wax ne dañ bëgg a sellal mais ñu indi jafe-jafe parce que tey jii bu ñu nee boulangerie kese mooy jaay mburu loolu jaaduwul. parce que boo ko defee nit ñi dañuy ñëw taxaw si boulangerie suba ba ngoon mais en même temps boulangerie ne defar nañ benn plateforme soo bëggee ñu indi la mburu da ngay fay transport. loolu c'est pas normal. parce que am na ñoo xam ne amuñu portable. amuñu internet xamuñu nu ñuy commandé sama yaay mënu ko. jànk ba ca kër ga mënu ko it. mais xam nga dafa am lu nekk ci biir benn secret pour ñenn ñi la ci sama xalaat bu gàtt. dafa am benn secret bu nekk ci biir. waaw boulangerie bu defaree mburu ay 110 du ko jaayee 150 de ay 110 120 la koy jaayee ki koy def ci pousse-pousse bi yóbbul ko borom bitig. ki koy jëndaat. léegi ñu ne ko léegi yow loolu presque teggeeku na ci yow. ñu ko ne di jaayee mburu 150. dafa waroon a wàcc. est-ce que comprendre nga. kooku mooy benn. deuxièmement ñu ne ñoom dañ lay indil mburu da ngay fay lu ci teg te loolu prix boobu. bokk na ci prix mburu bi. parce que ñoom li ñuy joxee mburu bi ñi nga xam ne ñoo koy yóbbu. ñooñu dañ cee am seen part. comprendre nga. donc benn deuxièmement décret ñi nga xam ne mooy njëkk ci décret yi wax affaire mburu dafa ne boutique bi nga xam ne. deful aménagement bu tax mburu mi mun a sell lañ tere mu jaay mburu mais ki nga xam ne def na aménagement parce que boobu bu njëkk dañ daan gis waa ji day jël saabu bi daggee ko paaka bi tourné bu daggee ko mburu mi et cetera donc muy am ay contamination léegi nag entre temps ñu changé waat affaire bi génnaat ci loolu mais bu fekkee da ngaa génn ci loolu pour nga génn ci loolu da ngay def mesure d'accompagnement parce que fi mu ne nii dañ ne bu gaa yi groupe loo nga indi situation bu gaa yi di groupe loo loolu dafay contraire ak li nga xamante ne bi moo tax loolu ñun ñu ngi wax ne il faut que très rapidement ministère du commerce jël décision buy régler loolu définitivement parce que affaire plateforme jaay mburu bi réglé wul affaire bi parce que comme li nga wax rek y a beaucoup de situations yu tax ne mu ci mën profité am nañu ci mën profité waaw bon beneen bi nga xam ne mooy beneen jafe-jafe bi ginnaaw mburu bi noonu muy demee soo xoolee tey ji dafa am lu ñuy wax économie de guerre maanaam am na ay situation yoo xam ne toujours day am ñoo xam ne dañuy profité di rëcc xoolal soble bi ñi nga xam ne ñoom bay soble ñoom nee nañ dañoo am jafe-jafe pour jaay ko parce que kenn jëndatul soble xam nga lu tax jëndatuñ soble parce que niñ daan toggee ay ngénte ay céet ay bernde ay kii xam nga ay ziyaare ay affaires yooyu loolu dafa wàññeeku trop loolu dafa affecté ñaari groupe ci ñiy liggéey mooy borom soble yi ak borom ginaar yi danaa ñëw ci borom ginaar yi mais borom soble yi déjà ñoom gisuñ ko jënd seen soble ba tax na ñu brader ko wàññi ko mais taxul prix bi wàcc ci consommateur bi te ça c'est pas normal. parce que sànq soble ngi jàll ba tey junni am na ñu koy jaayee junni ak ñeent téeméer. voilà dafa seer ba tey parce que boo xoolee ni mbir mi mel ñoom buñ yoxee mu yàqu seeni loxo te wàccul li mu war a wàcc donc léegi situation bi bu jaxasooyee noonu ministère du commerce dafa war a intervenir wax ne kat comme mbir mi lii lay jar léegi man ministère calculer naa ne ñii mooy nga xam ne ñoo koy jëli di ko indi dinañ ci am nangam kon nañ ko jaayee consommateur mais pour nga intervenir ci sama xalaat bu gàtt il faut nga miin terrain bi. waaw non ministère du commerce laa wax ñoom ñooy gérer. waaw ñoom laa wax. ñoom miin nañ terrain bi xam nañu yëpp. am nañ ay agents dañoo war a miin nañ terrain génne arrêté. man de boo gisee ñu def ay plateforme ak internet ma ne xanaa ñii miinuñu terrain bi. non dafa xam saako soble bi mu jaram a jaaxal. man mi ci terrain bi laa dëkk. miin nañ terrain bi donc léegi su ko defee état ne comme béykat bi temps lay jaayee. ki nga xam ne moo koy jëndee ci béykat bi di ko indi dina jëndee nangam transporter nangam. am ci nangam kon nangam nga ko war a jaayee consommateur bi defar arrêté. ku ko jaay lu gën a seer ñu dal sa kaw. mais ministère deful loolu. bu ko defee pëcc xoodee am gars yi yokk prix yi ci noo xam ne jaarul. beneen bi mooy comme pomme de terre bi c'est pareil. beneen bi mooy borom ginaar yi. actuellement ñi jëloon seen investir seen xaalis yëpp def ci yaram ginaar. xaar ko dañ am problème. dëgg la de. parce que li nga xam ne moom lañ am ci jafe-jafe ci ay poulet dafa mel ni nee nañ am nañ 1.500.000 poulet yu jarul. dëgg la de. xaw ma ndax yaa may dégg de. wallaahi. parce que dañoo dem di def ci loolu malheureusement léegi. situation amatul ñooñu tam am jafe-jafe.
ñooñu itam il faut que état xool lu mu leen boolee si mbir mi tey jii état mënoon na wax d'accord comme yéen am ngeen jafe-jafe seen poulet yi danaa wax caserne yi jënd ko maanaam militaires yi. gendarme yi policiers yi ñu nekk caserne hôpitaux yi. prison yi. et cetera ak campus yi. ak campus yi dafa tëj peut-être ndax kii la mais su ko defee dina dimbale ñooñu ñu suqaleku parce que suñ koom-koom warul rëppeelu su rëppeeloo après problème bu rëy la ñu am pour génn ci loolu. te loolu yëpp ay kii la ay solution la. hôpitaux yi am nañ budget pour jënd lekk donc du xaalis bu bees bu état di génnewaat. mais da leen jox instruction jënd leen ginaar yi réew mi comprendre nga. donc ay solution am na ci yoo xam ne dina mën a dimbale mais ñaata nit nga gis ñuy débrouiller créer ay poulailler. ñaata nit voilà léegi ñoo ñëpp dañuy am jafe-jafe. ginaar yi dee seen loxo et cetera te fii demoon nañ ba def effort lu ñuy wax affaire yi poule à couver yi. ak poule pondeuse yeeg yooyu léegi yooyu noonu. pour nga fexe ba amal ko sa bopp. lu jafe la. te buñ moytul dañ koy perte suñ ko perte après léegi da ngay continuer di importer te ñooñu dootuñ nangoo bàyyi nga jël sa œuf à couver yooyu nga xam ne ñooy tax nga mën a indi ginaar yi. donc dañuy rey loo xam ne depuis 2006 ñi ngi xeex pour mu nekk loo xam ne dina dimbale askan wi. donc il faut ñu jël en considération économie bi en même temps pour dimbale nit ñi parce que nit ñi du état moo leen di jox xaalis mais économie bi moo leen di. dimbale mais est-ce que état mën na li jëndi problème yooyu yëpp. waaw hôpital. am na budget pour jënd lekk. état da koy wax jëndal ay ginaar réew mi. du xaalis bu état di génnewaat de loo xam ne mi ngi seen budget yi. génne pour et cetera mu ne way dañuy privilégier li nga xam ne moom mooy lépp loo xam ne casernement la wala yu mel noonu. ñooñu ñëpp ñu boole leen. waaye ñaari marché yooyu neexut a gagné il faut nga nekk nandite wala nga miin leen wala nga amul baraalo. non xam nga fi mu ne nii dañoo ma xam mu dëkk Thiès am poulailler di jaay. waaw su ma benn rakk yaay la mu ngi jaay ay ginaar mais actuellement ginaar mi mënatul jar parce que ay clientam Dakar la ñu nekk te moom Thiès lay yaree ginaar. moo tax ma ne na état wax ne. yow hôpital principal commandé tant de ginaar ci kii. mais est-ce que dina wàññi stock bi tamit 1,5 million dafa xaw a takku de parce que demande bi moom demande nationale la woon. léegi mu wàcc ba nekk demande boo xamante ne ni bu ndaw la. merci. day compliqué. waaw kon loolu moo tax demande boobu pour mu yaatuwaat il faut que état jàppale leen ni mu leen di jàppalee mooy mu jox instruction ñi nga xam ne par exemple dañuy soxla di jox ay nit ay lekk. ñu privilégié di jënd ginaar yi. c'est très important parce que économie bi bu ñu ko seetaanee. su rëppeeloo bu dootuñ mën a jógaat. donc je pense que loolu c'est extrêmement important que ñu jël ko en considération parce que am na yoo xam ne état mooy génne xaalis directement mais am na yoo xam ne état mën na wax ne. comme nous on est dans une situation boo xam ne exceptionnelle la ñooñu daan am coono pour jot ci marché yi état wax ne na ngeen commandé ci ñoom. bu ko defee ñëpp mos. au moins Korité ganaar du manqué moom ren ak situation non du manqué parce que ginaar yi kii na ginaar yi fi mu ne nii lamb na mais aussi il faut que aussi ñoom ñiy defar ginaar yi ñu wàññi tamit njëg yi su ko defee dina permettre aussi écoulement bi gën a yomb. donc problème yi dafa nekk problème yu bari yoo xam ne am na yoo xam ne état mën na ko régler te du génne xaalis immédiatement. yooyu bokk na ci yoo xam ne war nañ ko privilégier. pour que suñu économie continue di fonctionner ndax bu économie bi fonctionner kay liggéey di am dara dana mosal rakam mosal magam mosal nijaayam et cetera wala yaayam wala papaam donc dina am distribution lu ñuy wax revenu yi. mais ci mburu mi bu ñu ci dellusiwaatee. nii fi ñu toll nii loo yaakaar ne mën na doon solution pour mu régler ko. première solution mooy actuellement am na ay borom boutique yoo xam ne commencé nañu wax ne ñoom dañ bëgg a créer kiosque seen buntu boutique pour que ñu mën a jaay mburu am na ñu commencé. ci loolu ñu ni foog nga am agrément ministère. waaw mais loolu dañ ko war a. dindi gaawal même suñ ko dindiwul. mun nañ ko dindi sax parce que en fait problème bi mooy ndax sell na wala sellul. situation sell quoi. mais yéen jamonoy Mamadou Diop Decroix bi muy nekk ministre du commerce yéen a fi proposé woon lool. waaw xam nga dañu waxoon ne dafa am benn décret boo xam ne 2402 sur la boulangerie ci lañ waxee woon ne boulangerie dafa war a set dafa war a sell et cetera wax ni ñu ko war a defaree wax ne nan lañ mën a def pour que mburu mi tamit bu yegsi ci consommateur bi sell. mais lañ ci waxoon dafa amoon ay mesures d'accompagnement yoo xam ne mosuñ koo def ba léegi ndax dañu waxoon dañuy def réseau de kiosque. bu ko defee kii nga xam ne day jaay mburu day am ay employés yoo xam ne ñoom dañuy yore kiosque yi. lépp réglementé. voilà day tax ñu bari mos.
parce que affaire yi économie pour mu dox rek il faut que nga mosal ñu bari mu doon chaîne organisé mais bu fekkee ne par exemple boulanger bi moom moo bëgg a gagner tout croiser le bras te amoon ay jeunes yoo xam ne mën nañ leen jël ñu nekk tenancier de kiosque mais problème day am comprendre dafa war a yaatu ginnaaw daal merci je donne un exemple xam nga am na benn moment boo xam ne da nga daan gis jigéen ñi di gagner ay marché ci ministères yi defaraat ay rideau lal ay moquette et cetera ay marché yu ndaw 5 millions 3 millions ñu jox leen ko rapidement xam nga ñooñu ni ñu daan def dañ daan dimbale seen rakk wala ñu dimbale seen yaay jël xaalis bi ci des déposer ko ci li ñuy wax ay microfinance su ko defee jigéen ñi am jafe-jafe nekk ci banlieue bi soo buggee mun ngaa def commerce nga ne man damay jaay tigadege wala damay jaay diwtiir soo ñëwee banque bi daf lay lebal facilement 100 000 francs ba 200 000 si du la laaj dara ndax banque yooyu microcrédit yooyu ñëlee ñi ngi doon déposer di déposer xaalis di fa am ñu koy leble mais bi nga xamee ne toog nañ dindi loolu nga xam ne ñooñu léegi amatuñ ñu mag la ñuy jox marché yi su ko defee ñooñu dootuñ déposé ci microcrédit yi suñ déposé tul ñooñu tam pour ñu lebal la léegi 100 000 sax dañ naan la indi kayitu kër wala indi garantie boo xam ne doo ko am su ko defee ñooñu dootuñ mën a jot ci crédit yi seen ndóol di gën a yokk tandis que bu njëkk dañ naan débrouiller ndax suñ la lebalee 100 000 nga dem jawbe jënd tigadege wala nga jënd diwtiir ñëw jaayaat sa affaire dox nga demaat jëndi buy et cetera jënd keccax jaay donc daka daan am activité bu tax nga xam ne di nga mën a suturloo dimbale sa njaboot mais bu fekkee ne léegi possibilité yooyu amatoo ko parce que en amont ñañ daan jox marché yu ndaw yi joxatuñ leen marché yu ndaw yi ba tax ñu mën a déposer ci microcrédit yi économie day rëppeelu su ko defee dañuy gën a yëg ndóol li donc ay solution am na yoo xam ne c'est facile ñu def ko mettre ko en œuvre bu ko defee ñëpp dinañ mos parce que redistribution mooy jafe-jafe bi parce que état dafa am lu ñuy wax commande publique état day commandé exemple laay joxe rek en 1998 dañ demoon bi ñuy préparer loi bi changé loi yi pétrole bi dañ demoon Mauritanie kii Mali pour xool ñoom nu ñu defee xam nga lu Mali def pétrole waaw sur les hydrocarbures quoi ci at moomu waaw xam nga dafa am benn loi ci affaire hydrocarbures xam nga boo xam ne dafa wax ne léegi toutes les 4 semaines dañuy changer prix yeeg yooyu waaw réforme boobu 98 la mais bi ñu koy def dañ demoon xool li xewoon ci yeneen dëkk yi mais Mali xam nga ñoom lu ñu def état moo xëy benn jour rek ne man état du ma commandé lu may ci Pape Cheikh Diallo muy ku tudd Ben compagnie noonu la gars yi tourné rek nekk ay milliardaires gis nga camion Mali yu mag yi guddi yi jël hydrocarbure xam naa camion yooyu mais ñooñu la ils ont créé une industrie d'hydrocarbures malienne boo xam ne ñooy def distribution bi parce que état dafa toog rek ne kii laay commandé bàyyi fi ñoom Total ak ñoom seen ñu mag yi fi nekkoon léegi bi ñu ko defee automatiquement rek kooku dafa commencé recruter commencé jënd ay camion gars yi bloqué leen ne leen léegi seen essence daawul jaar ci ñun parce que boobu bu njëkk da nga daan jël train def ci sa hydrocarbure dem ba Mali doog a dédouané mu compliqué léegi nu gars yi def dañ dem jënd te bu njëkk da nga daan dugal sa hydrocarbure bi ci li nga xam ne mooy mbànd mi sooy génnee fay 10 francs par hectolitre léegi nag ñoom ñu dem jënd ay camion léegi camions yi mooy doon stockage yi maanaam mbànd yu mag yi nga xam ne patron yi la yoo ko moomoon di leen naj léegi ñoom ci seen camion lañ ko def bañ ko defee mais tout un pan de l'économie malienne dafa développé wu parce que ay malien ak ay te état rek moo toog xool ko noonu yow Sénégal yow malien dama lay jox pour que nga créer loo xam ne day dimbale maliens yu bare te bu njëkk loolu am na ay yenn patron yoo xam ne mais loolu nekkul moom lañ defee ak ay itog ak ñeneen ci bokk waaw mais bokkul ba tey parce que état mooy wax ci diw laa commandé xam nga état bu yeewoon rek ne damay commandé ci ñi nga xam ne ñooy def distribution Sénégal comprendre nga mais état bu dee day commandé ci ñoo xam ne ay major lañ ñëlee seen mos day wàññeeku comprendre nga wax bi donc yooyu foofu laay wanee ne li ñuy wax la commande publique mooy développer réew ndax tey imaginel bu état taxawoon rek ne man masque yi may kii yëpp jënd yëpp mooy yi ñu defaree fii ba pare defar critères yi kon dina mos ñooñu nga xam ne tailleur yi nga xam ne dañu am jafe-jafe ñëppay mos de ñi jaay tissu mos comprendre nga ñi koy jaay mos ñëpp bëgg a mos donc la commande publique la commande publique c'est très important pour développer réew mais bu fekkee ne li ñuy commandé day jógee ci bitim réew kese dafay am ba tey luy manqué parce que redistribution bi day faible léegi nag soo bëggee commandé dara loo xam ne 1 milliard la exemple nga ne non du ma commandé 1 milliard ci Pape Cheikh parce que moom patron la boo xam ne su ma commandé ci 1 milliard ci moom
lu ci bari gars yi duñ mos. mais dama naan damay jël 1000 personnes ku ci nekk ma commandé ci moom 1 million. 1000 plus multiplié par 10. dinañ mos. c'est-à-dire que boo commandé ci kenn kese ñii mos tuuti lay doon. donc loolu bokk na ci. ay yoo xam ne mun nañ ci jàppale. askan wi ci solution yoo xam ne dina tax ba askan bi gis seen bopp vraiment ci kii bi parce que lii tam opportunité la war a doon. am na tam lu may wax loo xam il faut ñu jël ko en compte. mooy Sénégal man gëm naa ne war nañoo mën a bokk ci ñiy gis solution bi faj mbas mi. xam nga lu tax. tubaab bi problème bi ñu am lan la gëj nañoo am problème feebaru wàllaate yi. ndax respecté nañ ay normes d'hygiène. ay yenn feebaru wàllaate ay choléra yooyu déggatoo ko foofu seet xamatuñ ko. pays africains yi nag ba léegi ñu ngi ci loolu. donc ñoom réponse yi ñi nga xam ne médicalement ñoom la ñuy joxe par rapport à maladie yooyu yu africains yi moo gën a loolu lañ gën a dund. voilà bu fekkee ne dem na ba Ebola ñëw Sénégal ñu fexe ba lijjanti ko mu dem mais tey ji paludisme ci boppam bu demee ay bitim réew. mais tubaab bi dañuy dee. parce que xamuñ ni ñu koy gérer. te boo xoolee Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne am nañ xarala lool ci li nga xam ne mooy xam-xamu affaire médecine. mun nañ xool aussi maamën yi parce que tam am na plante yoo xam ne yaakaar nañ ne suñ defee comité technique boo xam ne dañuy xool ñi nga xam ne yëpp am nañ xarala. ñu ñëw comité bi xool évaluer. xool analyser ñu dugal ko ci laboratoire yi xool su fekkee affaire bi am na efficace mais malgache noonu lañ def ñax maa ngi fi malgache Madagascar génnee nañ benn affaire boo xam ne nee nañ mi ngi faj ci lan la si benn garab boo xam ne artémisia la xam ngeen ne yëgeen nga ne bi nga xamee ne jafe-jafe amoon na ci niwaakin amoon na lu ñuy wax artémisinine waaw donc ci base kii boobu la parce que moom tam day faj sibiru pourtant déparé wul ci affaire yi ay laboratoire mais loo xam ne la plante traditionnelle. pourquoi pas ñun tam Sénégal mënuñu woon a boole maamu nii ñu xalaat indi ay propositions. possibilité la. donc dama bëggoon ñu ñëw ci séddale bi ñuy séddale dund bi. parce que ñi muy dem itam ay consommateurs lañ. exactement 1 million de ménages lañ wax. ñoo war a séddoo 100 000 tonnes. bu dee ci wàllu ceeb bi. am na partie boo xamante ne nii ñëw na am na leneen loo xamante ne nii ñëwagul. pour yow. ministre bi ni mu ko piloté nii ni mu démarré nii est-ce que baax na wala mënoon na fee gën. alors dafay jafe ma tontu question boobu parce que dafa am loo xam ne dañ ma cee boole muy comité bi war a saytu ndax affaire bi jaar na yoon. wala mais ci comité bi dagguma la. waaw mais au début comité de pilotage la ñu waxoon. après ñu changé comité de suivi. contenu bi day changé forcément. non xam nga suivi mooy saytu xool ndax li gars yi def jaar na yoon. ndax jaarul yoon ndax waroon nañ ko defee nii wala ndax def nañ ci lu jaarul. mais au début président waxul woon loolu comité de pilotage la waxoon comité bi moo waroon a def lii ministre bi di def. waaw mais da ngay xool 1er avril ci lañ créé fonds bi 17 avril ñu créé comité de suivi bi 19 avril ñu nommé waa ji 22 avril ñu nommé comité bi donc lu gaaw la en fait boo koy xool par rapport ak ni ñuy préparé texte yi donc lu gaaw la léegi idée bi lenn la mbir mi ñu ngi koy doxal. mais pour dalal xel Sénégal yi il faut que ñu saytu ko ñu dugal ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne war nañ ñëw mën a yër mbir mi mu leer. donc looloo tax comité bi am solo parce que comité la boo xam ne c'est à la fois technique social syndical politique. comme loolu yëpp nag mi ngi jëm ci consommateurs yi moo tax ñu boole ci consommateurs yi ndax ñi ñuy distribuer yooyu la. looloo tax du ma la mën a tontu si question boobu mais li nga xam ne moom moo ci am mooy dafa am lu ñuy wax benn base de données boo xam mooy RNU maanaam le registre national unique. ñooñu c'est bon amul problème amul débat mais am na ñeneen ñu ciy war a yokk pour mu mat 1 million léegi ñooñu la ñu wax ne quartier bu ne dafay am commission boo xam ne moo leen di wax ne ci quartier bi ñii lañ tànn ndax ñoo ci gën a nekk ñu am jafe-jafe su ko defee commission boobu day am chef de quartier am bàjjenu gox am ndey daara am imam am directeur d'école am responsable des jeunes et cetera ñooñu ñooy def commission bi ne ñii ñoo gën a am jafe-jafe ci quartier bi su ko defee bu fekkee ñooñu 100 lañ te ñoom ñu am 70 dañuy tànn 70 yi gën a sonn ñu dugal leen mais xam nga benn jafe-jafe day am tey jii mën ngaa gis koo xam ne jàppuñ ko ci borom jafe-jafe yi parce que commerçant la mais mënatul jaay parce que tëj nañ marché ba muy jaayee. kon kooku il faut ñu utal ko dara loo xam ne moo koy remplacer. looloo taxoon ma wax ne nañ mos
mais ñëpp mos daal parce que bu mos amul moom day jafe-jafe mos dafa am solo. voilà kay période bi ñooñu sur le plan période bi c'est-à-dire yaa ngi doog a am liggéey nag. yaa ngi doog a am soxla parce que ñun consommateurs yi. exactement tellement suñu ay problème dafa bëri moo tax bi ñuy préparé émission bi sànq. sujet boo laal rek dafay doon loo xamee ni il faut kilifa yi jàpp ci waaye ñun it li ñu bëgg rek mooy mos ci dans tous les secteurs. dama bëgg a delluwaat ci point bi nga romb sànq ak Makumba muy mburu mi. loolee bokk na ci ñu préparé woon. Bijou si mënta ñëw ci plateau bi mais on la retrouve chez elle. en visio télétravail ñu ngi lay nuyu gërëm la ci toog bi nga toog sa kër amoo choix parce que couvre-feu la ñu wax 20h ba 6h du matin donc tey bu dee ki nga xam ne ni moo jiite consommateurs yi fii ci Sénégal mi ngi fi baax na itam ñu ñëwaat ci point bu am solo boo xam ne ni fan yii yëpp sénégalais yaa ngi koy waxtaanee muy mburu mi doon ab calvaire pour nit am ko man nee naa sax bu yeboo bu boulangerie yi feesee ñu dem ci li maam digle ñoom sombeek laax ak ñalang yooyee nga xam ne ni mën na feesal biir te doo rang ci boulangerie ba feebar di la ci fekk bi juste ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu ñi ci plateau bi rawatina suñu invité bi tey comme ni nga ko waxee dina sonn trop ndaxte yaakaar naa ne actuellement coronavirus bi consommateurs yi bëri nañu ay problèmes yoo xamante ne ñi ngi koy posé rawatina bu mburu bi Pape Cheikh tey sooy romb boulangerie yi sa yaram dafay daw parce que c'est vrai que bi coronavirus bi amee dañu jël décision bu am solo ne nañu arrêté jël mburu yi di ko yóbbu ci boutique yi mu nekk lenn loo xamante ne dafay permettre ñu respecter benn ci mesure d'hygiène yi éviter pain bi nekk en contact ak nit yu bëri éviter ko par la même occasion à ce que virus bi di ko laal c'était une super idée pour que nit yi am santé bu baax éviter contamination bi ak coronavirus bi mais malheureusement li ñu seetlu mooy après loolu nit yi dañuy dem di rang ci boulangerie pour am pain te distance bi nga xamante ne wax nañu ko respecter ci fépp foo munti nekk sa digganteeg beneen nit muy 1 mètre kenn du ko respecter te nit yi même bu fekkee début bi ñu ngi koy respecter agent de sécurité nekk fa à un moment donné dañuy sonn ci taxaw bi ba nga xamante ne seen xel sax day dem yaakaar naa ni parce que parfois nous on a fait l'expérience yónni nañu benn xale pour mu dem jëndi pain ci boulangerie ba 15h la dem bi muy ñëw 18h moins moo jot donc ñuy jaaxle ba doñ ko woo téléphone di xool ndax jàmm la tout se passe bien mais nit yee bëri woon boulangerie bi li ñuy lakk di jeex donc ñuy lakkaat di génnee donc mu nekk loo xamante ne dañu jëlee benn solution proposé ko mu posé waat beneen problème boo xamante ne mooy rassemblement ak possibilité de contamination mburu daal doon lu mel ni doom bu góor fi mu toll nii Pape Cheikh reportage bi ñu koy firndeel mooy bi nga xamante ne Cheikh Diop def na ko ñu seetaan ko ñëwaat ma laaj suñu invité bi nga xamante ne moom moo fi nekk tey ban solution la ñu am ci pain bi ndax bokk na ci suñu ay habitudes alimentaires. ci weeru koor ci ñu ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di jullit yi mburu mi doon na loo xamante ni ñu bëri ci askan wi moom lañ taamu ngir rek daal di dog seen ak koor waaye mu mel ni bu waxtu wi di jege si nag yenn ci ay barab yoo xamante ni ñu ngi ko fay jaayee rang bañ fay nemmeeku mara détail yi ci jamono yi nga xam ne coronavirus mi ngi wéy di lëmbe àddina rawatina fii ci réew bu Sénégal file amul benn distanciation sociale boo xamante ni nemmeeku nañ ko fi. ñu dem ci beneen bërëb boo xamante ni dañ fiy jaay mburu file itam lu ni mel lañu fi nemmeeku mburu mi doomi aadama yi di wéy di ko rang ci weeru koor gile mu mel ni virus bi nag fan. mu ngoog ak gëstu boo xamee ni mënutoon ñàkk tey ci waajtaay bi ba pare mburu mi léegi xott la matatul kilo man damay dégg kilo mburu waaye bu ma ko téyee matul kilo ci sama gis-gis bokk la mburu démb yi. Pape di jibi naan jëndal 4 kilos ndax madame day lekk benn kilo moom dong. mais nekkatul kilo bi daan wax ci poids bi kilo parce que tour bi la ñu fi bàyyi mais tout le temps boo dee xool boulangerie à chaque fois ñuy grève ci yokku farine bi ñoom li ñuy def comme solution mooy wàññi poids wu mburu bu ko defee ñu mun ci génn bu baax. actuellement am na ay solutions yu ñuy proposer comme jaay ma mburu bi nga xamante ne plateforme bi ñu teg mais tey soo koy xool doo ko gis te man dama bëggoon laaj suñu invité bii di Maman Ndao ndax est-ce que loolu solution la parce que tey boo dee xool Sénégal ñi am connexion internet war a mun a dugg jëndal seen bopp mburu jàng bëriwul
donc tey soo tegee plateforme bu mel noonu est-ce que solution la est-ce que jotul ñu delluwaat ci kiosque yi nga xamante ne ni amoon na fi temps yi ñu nekkee xale ba pare buñ ko tegee ñu teg ci mesure de sécurité yoo xam ne dina permettre nit ñu jënd mburu gaaw ñibbi seen kër yi ci nu mu gën a gaawee ba virus bi du leen fekk ci mbedd bi. waaw xam nga en fait boo xoolee saafara su jur jàngoro la parce que dañ doon wax dañuy sellal mais problème bi fan la nekkoon mooy ki nga xam ne mooy jël mburu mi ci boulangerie bi yóbbu ko ci ki nga xam ne mooy boutiquier bi kenn nit la boo risque de contamination mënoon na am foofu mais kenn nit mais léegi risque de contamination dafa gën a bari parce que proximité bi nga xam ne mooy rang beeg buuxante bi andi na situation bu gën a compliqué boo xam ne wax dëgg yàlla gën na compliqué tandis que kële suñ ko maîtriser woon mu sol ay gants sol ay kiyam ba nga xam ne matukaayam ba nga xam ne du am benn contact ak mburu bi moo gënoon a neex a gérer situation bi am tey ji kon lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a defaraat la ndax saafara su jur jàngoro la baaxul te loo xam ne la boulanger yi dañ koy yàgg bugg a def pour yokk prix yi pour wàññi seeni charge parce que te ñun jàpp nañ ne loolu normalul ndax bu fekkee ne yow sa mburu yi li nga koy jaayee intermédiaire bi daf cee am dara nga ne léegi intermédiaire bi dindi nga ko mais man du ma wàññi njëg li problème am na parce que loolu mooy la situation plateforme jaay ma mburu beeg yooyu yëpp kii donc waroon nañ la indi mburu ba sa biir kër te doo fay parce que transport bi bokk na ci prix bi nga xam ne moom lañ fixé ci mburu bi donc loolu jafe-jafe la beneen bi mooy dafa am tam xam nga actuellement boo xoolee ci commencement ba chef de l'État waxoon na nañ bloqué prix yi mais am na gars yoo xam ñi ngi sërëxal ciment ñi ngi sërëxal di jéem a yokk ay mburu di jéem a jokk ciment bi te ciment bi taxe bi ñuy wax ne moo tax ñu bu ko yokk taxe la boo xam ne calculé woon nañ ko ba yokk ko ba pare mais fi mu ne ni ñu ngi jéem a dugalaat boo xoolee fi mu ne nii loolu kañ la xam nga am na benn taxe bu président waxoon 1er mai daaw donc mat na un an. non mooy bi ñu waxoon moom la ñuy yóbbu ci 100 000 logements yi. voilà mooy 2000 francs yi. waaw dañu bëgg a léegi actuellement commencé nañ yokkaat affaire yi. di wax naan taxe boobu. ton ñaata. parce que prix yooyu ñuy jox c'est pas normal da ngay gis kuy ba ay 67000 di wax yoo xam ne te c'est pas normal. loolu prix boobu du prix bu normal. donc loolu aussi ministère du commerce war na jël arrêté pour gaaw régler ko rapidement. parce que loo xam ne la c'est déjà calculé loo xam depuis un an. dugaloon nañ ko ba yokk ko ba yokk prix bi donc loolu aussi problème la donc il faut que ministère bi yore mbir yi daal vraiment gën a impliqué wu pour que li nga xam ne moom la président wax ne nañ gérer prix yi ñu gérer prix yi pour ko defee bu du dépasser ndax situation bi ñu nekk waruñoo am ay prix yu dépassé voilà parce que bu dépassé rek du baax ci consommateur bi bisu defe naa loolu leer na ci réponse leer na mais en tout cas il faut Pape Cheikh encore une fois problème mu mburu bi moom ñu jël ci ay matukaay yoo xamante ne yu gaaw a gaaw la ndax boo génnee gis naa bi sa yaram dafay daw te ñun ñi ngi xeex coronavirus di ko xeex ba pare dem di dajale nit yi am na leneen loo xamante ne moo ko gën di wax bon courage invité bi ndax xam naa ni fu mu toll nii moom problème yu bëri dina ko jànkonteel ak consommateurs yi bon courage te ci cas yi la ñuy xaar homme de pouvoir yi pour ñu mun ñu ci génnee parce que ñoom la ñuy dox suñu bopp jox leen réew mi di leen remercier bu baax yéen ci génn bi jël risque bi man maa ngi sama kër toog di def télétravail bon courage à vous aussi et merci beaucoup à Baye Modou pour la tenue merci à Ndella pour la perruque. voilà merci Bijou Sy gërëm la ci toog bi nga toog seen kër sa kër yéen ñëpp toog leen seen kër ci mesure barrière yi la bokk ñun ñu ngi góorgóorlu di jéem rek di invité borom xam-xam yi domaine yëpp nag c'est-à-dire ak ku mu mënti doon nga ne ci réew mi yoru baat boo xam ne ni mën na dimbali sénégalais yi ci lu bëri dinañ la invité ci quartier général bi loolu mooy solos gan gi tey di Momar Ndao bu ASCOSEN ëllëg daañu waxtaanee njàng mu kawe mi njàng beeg njàngale mi parce que daa am ay secteurs yoo xam ne ni itam ñoom il faut que ñu mos muy secteur artisanat aujourd'hui ñu bëri nga koy wax baax na gouvernement jël ay décisions yoo xam ne ni commande masque yeeg ñoom seen ñu jox ko suñu artisans yi donc loolu nañ ci waxtaan ëllëg njàng mu kawe mi ci wàllu formation professionnelle itam xale yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekkoon ni étudiant di jàng métier fu seen mbir yi toll on en parle demain ak jëwriñ ji nga xam ne ni moom la ñu dénk mbir moomule ginnaaw tey keneen ki ministre de l'éducation ñëwul ëllëg ki yore formation professionnelle dina ñëw sotti ci ak def ci lay doon alors question yi nga xam ne ni internautes yi ñu ngi koy yónnee ci hashtag bi di QG 2020 dinañ ci ñëw xam naa bu ca kanamee mais nañu dellu ci beneen plateau bi fekkaat fa Yacine ak Thioro autant de questions qu'on se pose surtout par rapport ak dundi geeg ni mu yokkoo bëri ay sénégalais yoo xam ne ni fi mu tollu tembe ñoo ngi kaas Thioro.
oui Pape Cheikh sénégalais yi moom xam naa ni jamono bi sonn nañu torop ni ko Bijou waxee xam naa ni Momar Ndao bu ASCOSEN ak ñeneen ñi nga xamante ne ñooy association consumériste yi ni ma koy waxee ñu ngi soog a am liggéey quand même man bëggoon naa ñu ñëwaat un peu ba tey taxaw ci yëfi mburu mi mais wax ci commerce bi ak lépp li nga xamante ne moom la nit ñi soxla dans un cadre général monsieur Ndao xëj na wax ji dina xaw a dëgër tuuti mais moi j'ai l'impression que autorités yi dañu nekk ci tâtonnement quand même parce que tey wax nañu waxu masque yi am na fi yoo xamante ministre Moustapha Diop jëloon na ko defe naa ba ñu xëyee wax ko ba ñu xëyee lañ ko dindi tey mburu mi on met les charrues avant les bœufs malheureusement ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni on a l'impression que ñi ngi ci war a dégluwuñ leen wala ñi ngi ko dénk c'est pas les hommes qu'il faut malheureusement je suis désolée de le dire comme ça wala boog xamuñu réellement réalité bi sénégalais yi di dund bokk man je me demande quelquefois est-ce que amuñu ay dirigeants yoo xamante ne dañuy dund ci beneen planète bu bokkul ak suñu bos tellement que ñun yenn saa yi dañuy am loo xamante ne pour man luy war a yomba lijjanti lay doon ñu mujj ko xëccal awale ko fu nekk ba yëf yi mujj compliqué et pour ñoom et pour ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy consommateurs yi malheureusement est-ce que à la fin yéen ñi nga xamante ne yéen ay association consuméristes yi ñu ngi leen di déglu wala limite seen taxawaay sax dinañu amal solo. waaw li nga wax quand même loo xam ne la loo ñun ci suñ bopp dañ koy wax chaque jour ndax buñ gisee ñun lu baax dañ naan baax na suñ gisee safaan ne safaan la ministère du commerce wax nañ ne ni ñuy liggéeyee des na parce que dafa am ay problèmes yu bari yoo xam ne ñu ngi leen ci xaar état joxe orientation ne def leen lii waaye la ñuy appliquer toujours day am waroo ak li nga xam ne moom lañ orienté ne lii lañ def lii donc loolu ngeen wax dëgg la boo xoolee tey jii jafe-jafe yi am ci ay lu mel ni ay ciment bi jafe-jafe yu mel ni ay am ci soble yi ak pomme de terre yeeg yooyu yëpp suñ defoon arrêté wax ne temps lay jar kenn du ko dépassé suñ génnee woon arrêté ci li nga xam ne mooy njëgu masque yi problème masque yi dañ koy dépassé suñ jëloon arrêté ci composition gel bi dina leen wóor ne gel boo xam ne jënd nga ko ak wax ne fii lañ ko war a jaayee sa xel dina dal ne gel ba baax na kon am na ay liggéey yoo xam ne ñu ngi koy xaar ci ñoom te ba léegi ñëwagul malgré li ñuy wax des fois sax da nga naan bon qu'est-ce qui se passe donc loolu nga wax vraiment am na yoo xam ne war nañ ko cee mën a jël en compte léegi-léegi nag xam nga aussi soo jëlee benn disposition bu mel ni par exemple mbirum masque yi nga wax ne na masque yi jaar yoon mais ñu bari woon la ne la kon ñoom duñ mos te kon réew mi dina am jafe-jafe ndax ñooñu ñëpp il faut ñu compter leen parce que am nañ jafe-jafe léegi nga ne waa kon xaaral ma yolomal pour que ñooñu tam mun a continuer ci liggéey bi mais dafa war a am ay mesures d'accompagnement maanaam je pense que tey jii ni nga xam ne noonu la ñuy defaree masques yi war nañ cee defal formation à travers la chambre des métiers tailleur yeeg ñi nga xam ne ñëpp dañ bëgg a dugg ci loolu bu ko defee même si dans un premier temps duñ laaj peut-être la spécificité de toutes les normes mais bu ñu leen sensibiliser wan leen nan la normes yi tëdd yaakaar ne ne dinañ am un taux de respect assez important bu ko defee mu am aussi ay brigades d'inspection yi ñëw di jaar si fi nga xam ne foofu la ñuy defaree masques yi aussi ñu wax ci yan conditions nga ko mën a defaree ñu nangul la ko donc je pense que loolu mënoon na pallier respect immédiat wu masques yi c'est-à-dire que lu nekk rek am na nu ñu mën a def ñoo xam ne di nga mën a am accompagnement wu ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi pour que ñu répondre ci li nga bëgg yow état sans pour autant que mu nekk loo xam ne day nekk blocage immédiat ci li nga xam ne mooy développement économique. loolu moom mburu mi wax nga ko sànq njëg bi tey dafa waroon wàññeeku parce que ñoom xëj na chaîne bi nga xamante ni yëpp fa la waroon jaar. ba tax ñoom ñu waroon ko jaayee ci benn prix bi aujourd'hui jaaratul foofu. lan moo tax tey xëj na dégguñu bokk ngeen yu wala ngeen teg jéego yi war a tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jaaykatu mburu yi ñu xam ne kat nagam bi nekkul yoon wax nañ ko sànq kilo mburu nekkatul kilo mburu man mën naa lekk ñaari kilo mburu donc tey bu fekkee ni poids bi tollatul ni ñu bëgg ci boole chaque jour ma wax ko mburu mooy aliment bi ñu gën a bëgg xëj na ci Sénégal mais bi gën a ñàkk sûr ndax amul souvent règle d'hygiène yi ci war a am yëpp du ci topp ci defarine bi ba ci niñ koy livrer ci boutique bi wala kiosque bi koy jaay loolu lépp nag ñu dolli ci tey chaîne bi ci amoon yëpp ba ku nekk war a mos loolu yëpp dañ te njëgu mburu mi wàññeekuwul est-ce que yéen ñi nga xamante ne yéen a fi nekkal consommateurs yi itamit yéen a ngi def liggéey bi ngeen war a def. exactement ñi ngi koy def d'ailleurs loolu day tax ba chaque fois dañuy am jafe-jafe ak boulanger yi léegi-léegi dañuy réunion ak boulanger yi ba daanaka ñuy bugg a xeex ak suñuy représentant kon pour wax la ni la depuis ñeenti at a ngi nii chaque année boulanger yi li ñuy jéem a galgal mooy yokk mburu mi
donc chaque année ñun ñooy yàq affaire bi ba bi nga xamee ne léegi affaire bi yàqu na ba yàqu fi mu ne nii beneen façon bi ñu am pour yokk mburu bi maanaam pour yokk seen gain mooy dafa tabax seen ay boulangerie jënd seen farine aussi tamit waaw mais calculer nañ liggéey perte itam est-ce que baax non du liggéey perte parce que ñi ngi gagné ndax li ñuy wax structure mburu bi dañ ko bind calculer ko tëral ko en commission yoo xam boulanger yi dañuy toog ministère toog consommateurs yi toog représentant état yëpp toog ñu calculer njëgu mburu bi lan la bañ ko calculer njëgu mburu bi ñoom lañ koy jaayee ñi nga xam ne ñooy intermédiaires yi des fois ay 110 la des fois ay 120 ça dépend ci intermédiaire bi kon léegi su fekkee yow sa intermédiaire dindi nga ko effacé nga ko mais sa gain day yokk immédiatement kon loolu war nañ ko tenir en compte xool ngeen ne évolution njëgu mburu bi mais bari na fi lu bari yoo xam ne waroon na ko impacter te wàccul bi ñuy fixé prix mburu bi boobu farine mi ngi doon jar ay 20 et quelques mille ñu fexe ba état ne léegi homologué naa ko du romb 18 000. kon wàññi ba mu wàññi moo taxoon ñu fixé prix mburu bi ñu ne léegi baguette bi moom mooy peser 190 grammes moo war a jar 150. ñu dawal tuuti état wàññi gasoil wàññiwaat gasoil prix bi mburu bi wàññiwul. ñu dawal tuuti ñiy jaay farine jëlee farine bi 18 000 di wàññi ba 13 500 wàññiwuñ. donc kon. répercussion calcul bi nga xam ne def nañ ko ci mburu mi ne lii la doon jar te loolu changé waroon na tax mu indi wàññi. dañu waxee état ne waaw comme lii c'est conjoncturel waaw mais leen ren rek pour xalaat leen nangam. mais nag ñoom bu fekkee ne loolu yëpp am na état supporté leen tuuti mais war na ñoom itam respecté li nga xamante ne bi mooy kii bi xam nga am na ku wax sànq léegi poids mburu bi man. am na benn réunion boo xam ne su ma jotee ak boulanger yi parce que dama ne leen seen mburu bi 190 grammes la war a peser mais 172 grammes lay peser coow li ne kur ñu ne oui c'est pas normal retirel man leen non parce que li ngeen ñuy jox ak kii tolloowul am benn boulanger bu tudd damay fàtte naka la tudd kii la c'est il est d'origine libano-syrienne moom mu yónnee dëkk kër boulangerie ñu indi pèse pain bi benn machine boo xam ne pour peser mburu bi ba mu njëkk a teg 171 grammes virgule 9 la mooy 172 yi ma leen wax bi ci topp 172 virgule 1 te 190 la war a peser ñun toog nañ réunion ak boulanger yi devant les agents du ministère du commerce ak tous les techniciens des ministères yi nga xam ne ils sont concernés boulanger bi ci boppam kenn ci boulanger yi ne ñoom amuñ balance mais yow mburu bi ñu lay wax ne moom nga war a jaayee 150 dafa am poids bu mu àndal ne la poids bi 190 grammes la war a doon. yow amoo balance. dañuy à peu près rek. kon yow noo mën a respecter charte boobu mburu yi ñuy jaay xott la kon bu fekkee ne loolu yëpp ñu ngi koy def di galgal ba pare te en plus de cela ñu bëgg a yokkaat donc du ñun mosuñoo mën a jubóog ñoom ndax yooyu situation. parce que tey jii vraiment ay plateforme jaay mu mburu yi nii yëpp c'est bien beau mais état ci boppam moo waroon a taxaw ne kenn du jaay mburu ku dul boulangerie parce que lañ ci doon gain bi ñu ci war a am en matière de salubrité duñ ko ci am par rapport ak suñ gérer woon distributeurs yi. comprendre li ma la xam nga ki nga xam ne mooy yóbbu kiosque yóbbu boutique yu bari. soo ko gérer mu set di sol masque sol ay gants. du contaminé mburu bi. ñëpp dinañ mën a mos. te ñëpp dinañ mos te dina sell. mais Pape ci wàllu mos bi tam yaa ngi fàtte sëñ Modou de nee na ñoom itam mosatuñ fi mu ne nii de jàngkat yi. ci moom laa bëggoon dem sax bëgg naa mu mos léegi nii parce que toogaay bi it yàgg na. yi ñuy wax am na solo waaye dañ ciy ñambaas itam yoo xamee ni day féexal xol xam nga mos ci cantine mburu yi sama mbokk yi d'habitude waa Guinée yi ñu sant Diallo ñoom rek ci mos waaye baax na itam fii mbir mi toll bu gouvernement góorgóorloo comme consommateurs yi li ñuy laaj dinañ mën créer ay emploi xale yi am ay cantine mais ñu organiser ko bu baax ba nga xam ne ni cet gi ak sell gi dina yokku diggante sol gant nettoyer ba kuy jënd mburu di nga ko jënd te boo ko dee consommé doo ci am benn jafe-jafe alors Mamadou Ndiaye balaa ñu ñëw ak sa ay question ak Yacine nanu bàyyi Modou Galas Mbaye mos tuuti moom it dafa yàgg du nu bégal waaw xam naa mos mi wax